ginnaaw bi ñu leen nuyoo jaajëfal leen ñu ngi rafetlu aussi ànd bi ak taxawaay bi rafet na trop comme ni ñu koy defee saa su ne rek parce que suñu objectif mooy gën a jege suñu askan ndaw ñi ak mag ñi tey nag yàlla def na ñoo ngi ci ndaw ñi di plus précisément ñi nga xam ne ñooy jiite club solidarité bu Touba Toul ñu ngi ak ki nga xam ne mooy monsieur le président Khadim Anne ak ki nga xam te ne moo di Issa Sarr di secrétaire général balaa ñoo xusandu ci kàddu gi rek dañuy jox ki nga xam te ne moo di monsieur le président mu nuyoo ak askan wi monsieur le président ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay salaamaaleykum ñoo ngi nuyu askanu Touba Toul yëpp di leen ziar bu baax a baax képp ku fi yeewoo mag ak ndaw góor ak jigéen ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi tudd Khadim Anne nekk président club solidarité nekk benn ndaw fi ci Touba Toul juddoo fi màggee fi nekk étudiant di jàngee école polytechnique bu Thiès. merci monsieur le président kaddu yi rafet na ñu jox monsieur le secrétaire général Issa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Saliou. di nuyu tous vos abonnés di nuyu tamit 96 villages yi di jiital nuyoo bi suñu kilifa suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Mamoun Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ak njabootam di ci teg nuyoo bi ki nga xamante moom la suñu borom teg ci dëkk bi muy maître monsieur le maire Darou Tine ñu koy saluer de passage aussi il est membre d'honneur di nuyu ñëpp daal di nuyu waa club bi di jaajëfal ñëpp daal man maa ngi tudd Issa Sarr je suis étudiant à l'université Alioune Diop de Bambey L3 sortant là en même temps apprenant là Sonatel Académie laa nekk troisième corps waaw ñu yamagun foofu ci présentation bi. merci yaakaar naa ne kaddu yi leer na suñu ay abonné aussi yaakaar naa continuer kontaan nañu ci loolu balaa ñuy dem rek dañu bëgg a xam lan mooy club solidarité parce que mën naa ne Touba Toul c'est une toute première ñu dégg club solidarité ñu bëggoon xam rek lan mooy club de solidarité. waa lañ nga question bu am solo muy d'abord lan mooy club solidarité club solidarité nag comme son nom l'indique solidarité soo ko déggee xel yëpp day dem ci li nga xamante ni mooy jàppalante nga xamante ni aw askan ñoo koy seq moo xam day nekk benn village wala benn commune wala sax am benn pays entier kon loolu mooy solidarité jàppalante ci biir loolu nag moo tax ñu créé woon club solidarité bii nii maanaam nga xamante ni waa Touba Toul ci biir ñooy jàppalante képp lu waay tane sa moroom nga jàppale ko ku ne xam na ni suñ borom mi bind jaam ñi moo def dara tolloowut xam-xam yi tolloowut am yi aussi tolloowuñu ci loolu ñun tamit club solidarité ñu ne kat nan ay ndaw lañu nan jug tamit ngir suqali suñu réew créé li nga xamante ni mooy club solidarité ngir kat lépp lu waay tane sa moroom rek nga jàppale ko ci wàllu xam-xam wàllu alal ak ci lu mën di doon rek moo tax ku ne xam ne des fois dina am alal xëy na mooy canal bu ñu ko jaarale pour dimbali nit ñi mën na xaw a jafe waaye médiation entre ñi nga xamante ni ñoo am ak ñi amul ak ñi mën ak ñi mënul maam loolu noonu moo tax a jug club solidarité maam daal kon ci tënk rek mooy jàppalante lépp lu waay tane sa morom nga jàppale ko ba Touba Toul ñëpp rek di dund ci tey seen tey bakkan ba ñu am benn jafe-jafe ñëpp dund ko normal ba Touba Toul jëm ca kanam. waaw macha allah président yaakaar naa kaddu yooyu rafet na te leeru na wax dëgg ñu ngi lay remercier aussi ci pertinence bi monsieur le secrétaire général question bi moom xam naa yow lañ koy poser parce que du da ngeen a jékki-jékki rek créer club am na fu mu jaar ba yegg si fii tey maanaam mën nañoo xam ci yan circonstances la jógee. waa sëñ Saliou question boobu da doon lu ma sawar a tontu club bi idée bi yàgg na fi. idée bi mi ngi jógee ci le président Khadim Anne mu amoon benn xaritam bu ñu naan ABG Alioune Badara Gaye mu géré benn club bu tudd club solidarité et humanisme suma juumul Mbour ca Mbour moom promotionnaire am depuis première année à l'école polytechnique de Thiès ci lañ ci discuter ñoom ñaar ñu waxtaan ci Khadim kat gis ni idée bi rafet na lool mu ne parce que lu baax la nañ ko yaatal ci la bokkee ci club bi foofu noonu pendant 2 à 3 ans ci yenn li may bokk fii daal naa dem indi ko sama dëkk moo ci ab solo bi mu ñëwee nag ci la woo waa club bi ne man kat gis naa benn idée bu noble bi ma bëggoon kat ñu instauré ko ci suñu dëkk Touba Toul fii nii ci leen ko loolu de rafet na léegi nag comment faire ci lañ commencé nag di partage ñi nga xamante am nañ ci ñoom yaakaar mi suñu mor mi nga xam jàngaroon nañ ak ñoom wala fréquenté nañ leen ñu partage idée bi ci statut ci Facebook de temps en temps ñu ku bëgg rek nga adhéré ñu toog waxtaan ci lañ amee benn nombre bu tudd 18 personnes tombé nag ak jamono ju ñu toll nii mooy jamono Covid bi nga xamante ni lépp a taxaw ndimbal lañ ko gën a soxla surtout la solidarité ci lañ ne kat lii kat
idée bi kot jot nañu réaliser ko. ci lañ il va falloir qu'on accélère la cadence. ci lañu profité boobu bëriwul sax 18 personnes on n'avait pas d'argent et ni la majorité. mais on s'est débrouillé avec nos maigres moyens fexe la ba installer bureau bi 18 personnes la woon. ci la ñuy def de temps en temps di jàllale suñu information di liggéey xam nga lu baax su koy def moom ci kanam la jëm quoi. on était parti de 18 personnes actuellement on est à 70 personnes. te yaakaar naa day gën di jëm ci kanam idée bi daal foofu la jógee moo waral ñu créé woon club bi waaw loolu daal laa mënoon wax ci nga xamante ni moom moo taxoon ñu créé club bi quoi. ak fi mu jógee. Rési sa contribution ci question boobu. waaw question bi comme ni ko Issa waxee rek maanaam gis lu baax ci beneen dëkk suñu xarit di ko def ñu ni kat wax dëgg nañu ko indi fii nii partager ko parce que jàpp nañu daal kenn ku nekk localité ba nga dëkk boo engagé woo pour développer ko rek après au finish Sénégal gépp mooy ànd développé Afrique gépp ba monde bi yëpp ànd développé kon daal ci tënk rek bëgg lu baax mu tasaaroo ci réew mi moo tax ñu indi ko Touba Toul. waaw yaakaar naa ne kàddu yooyu leer na te aussi rafet na aussi ñu bëggoon xam aussi parce que ku créer leen aussi am nga ay buts am nga ay objectifs maanaam fan ngeen teg seen ay gët daal ne fii daal ba ngeen fa bëgg a yeggal club bi. waaw question bu am solo encore yaakaar naa ni club bi créé wuñ ko juste pour créer wala juste pour toppandoo. parce que dafa am ay réalités yoo xamante ni gis nañ ko feneen te tamit dafa ëppee fii nii. mooy que ni ñun bi ñu nekk lycée bi ñu nekk CM collège wala primaire. dañ doon nekk ak suñu moroomi élèves ñi jugee ba Njéefu ñu jugee ba Ndiireen dañuy yendu si école parfois comme collège parfois boobu cantine scolaire amu fii. dañuy obligé yendu école. te tamit yaakaar naa ne jàng moom ut xam-xam boole ko xiif moom day xaw a métti lool te dañuy wus tamit jëw seen kër parfois day doon métti trop pour nga dem di ñëwaat léegi ñu ne loolu kat métti na nga gis ñoo xamante ni comme primaire élèves yoo xamante dañuy jàng mu année bi jeex duñu am crayon duñu am livre duñu am bic ce n'est pas parce que dañ ko seen parents yi ba jënd mais seen parents de ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que l'éducation d'abord loolu dafa laaj club bi ñëw def sensibilisation de deux élèves yi dafa soxla ay moyens kon club bi dafa war a ñëw ci côté sensibilisation sensibiliser parents yi ak apporter une aide soutien social boo xamante ni dina mën a jàppale élèves ci livre wala cahier mënuñu assurer ñëpp nag mais le maximum on le fera ci volet volet pédagogie bi côté lycée tamit même chose da ngay gis élèves terminale yi ay élèves yu baax ñoo fi nekk Touba Toul ay élèves yu baax macha allah te soo xoolee concours général yi ñu koy jël ëpp ñu gënuñu ñu dara tu vois yaakaar na juste élèves dañoo manque d'information ils ne sont pas bien informés léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii et que amuñu benn information yi pourquoi pas ñu retour au bercail jox booy information rappeler les différents concours encadrer leen booster leen créer des clubs d'excellence essayer de tirer en haut le flambeau du lycée fexe le tout ba les meilleurs élèves du Sénégal pourquoi pas muy sorti Touba Toul côté volet pédagogie bi côté loolu tam ci la bokk et suñu demee tamit ci volet social en tant que tel ku nekk xam na dëkk boo dem am na fa tamit néew du doole bëri na fa ci quartier boo dem da ngay gis ay quartiers yoo xamante ni am na ci yoo xamante seen doole def seen ginnaaw te mënuñoo wër di tàllal kenn loxo club bi kat fas yéene na de ak non maigre moyens xool suñu ñu mën a jàppalante suñu biir ba képp koo xamante benn quartier yoo xam gis nañ fi kat néew doole duñ jël mobilisation jël caméra yi comme ñu dem fa mais dañuy jàpp ba benn guddi fekkee benn saako ceeb lañ am wala benn kilo ceeb jox ba guddi ne ko lii kat lañ yéene te dañ koo jàppalee te bëgguñu nga sante ñu ko bëgguñu nga gërëmee ñu ko dañ ko def ngir yàlla te yàlla tax te ci guddi sax lañ ko def incha allah suñu koy def soo demee ci côté santé bi tamit suñu projet am na foofu noonu tamit côté santé bi gis nga ñu bëri dañuy feebar am ñoo xam ne ñemewuñu dem hôpital quand même parce que da nga yaakaar soo ngay dem hôpital ñu bindal ordonnance mu leen ordonnance bi du am loo ko jëndee non su feebar boobu ngay sooxaal di ko sooxaale nga xëy dee ñu ne pourtant de moom dara dalu ko woon pourtant yàgg na feebar mais xam na ni su demee hôpital tamit dina ordonnance boo xamante ni du ko mën a jënd boppam club bi dina fexe xool nu mu mën a taxawee comme côté santé bi foofu noonu pourquoi pas am ay carnet de santé yoo xamante ni peut-être que on va collaborer avec la pharmacie de telle sorte que médicaments yi ñu xool néew du doole nan la ñuy def ba wàññi leen médicaments yi wala ko mën a faju te effectivement ñu xool nu faju bi mën a demee ba mu gën a oyof quoi en tout cas volet yi bëri na lool mais vu que le pédagogique social en tant que tel ak santé ñoo gën a essentiel dañuy jéem a limité wala ba suñuy doole gën a jëm ci kanam incha allah ñu gën ci yaatal quoi. waaw macha allah yaakaar naa loolu aussi ay projet la yoo xam te ne nii yu am solo la fii ci suñu gox muy diwaanu Touba Toul ñu ñaan aussi ñu jàppale leen ci waaye comme li nga wax projet yi nga wax aussi dafay laaj ay fonds maanaam laaj ay koppar te ay ndaw ngeen. maanaam demewu fa noonu ñu bëggoon xam aussi nan ngeen di organiser woo ba récolter fonds yi nga xam te ne ni moom ngeen soxla bu ngeen amul lépp aussi ngeen am lu xaw a yegg ci seen njort daal maanaam.
effectivement tu as parfaitement raison parce que tamit li ma fi wax lépp ay projet la te lu ci bon pour nga def social boobu ça demande de l'argent une fortune même te yaakaar naa fi mu toll nii ñun la ñuy débrouiller mooy cotisation ak jënd carte de membre te loolu c'est minime par rapport à nos objectifs mën na ko atteindre kon yaakaar naa am na différentes stratégies y a différentes personnes différents profils dans notre club il y a des ingénieurs il y a des mécaniciens il y a des développeurs il y a tout yaakaar naa xam-xam yooyu suñ ko boolee actuellement ñu ngi travailler ci ay projets yoo xamante comment trouver de l'argent boo xamante ni comme xaalis boobu ñuy cotiser ñu ut fu ñu ko dugal boo xamante ni dina jur leneen ba xam loolu noonu duñ si nekk chaque jour di soxla xaalis di demander parce que taalal dafa métti laaj métti na mais taalal joxe moo gën a métti aussi tamit waaw fexe la tout ba cotisation yi ñu wàññi ko en même temps tamit les bonnes volontés parce que am nañu ay membres d'honneur ku ci mel ni monsieur le maire ku ci mel ni bëri na mënuma lim quoi ñooñu tamit ay membres d'honneur te dañ ciy jàpp de temps en temps yaakaar naa tamit ñooñu tamit ci ñuy jàpp ci fond bi lañ bokk de même que tamit yemuñu foofu parce que loolu tamit rek doyul club la ñu yor te club bi xam-xam moo ko war a doxal kon yaakaar naa ni war nañoo teg ay différentes stratégies yoo xamante ni war nañu mën a xaalis tel que ut ay partenaires déjà on a une liste de partenaires plus de 15 partenaires actuellement dañuy xool di sélectionner quels sont les ONG et partenaires yi nga xam ne war a ko parce que ay partenaires yoo xamante la di saluer de passage monsieur Sayer Ba parce que mu ñu suggérer différents partenaires parce que moom il œuvre dans le social partenaires yooyu nag moom la ñuy jéem a xool ci bien la ñu war a commencer solliciter commencer travailler ak ñoom ci différents projets parce que projet bu fekkee am na ci ONG yoo xamante ni ci pédagogie la ñuy travailler ci éducation comment liggéey ak ñoom ñu liggéey ak ñoom fexe la tout ba ndimbal yooyu ñuy def ci école yi ñu indi ko suñu école ñi nga xamante ni ci côté santé bi comme les Allemands généralement ñu may investi ci côté santé ñu jéem a def partenariat boobu noonu te ñu ngi ci tamit ñu ngi ci ay jéego yu am solo fexe la tout ba côté santé bi tamit ñu jéem a xool nañ ko collaborer ak ñoom ba lépp sotti daal mais pour l'instant mën nañu jàpp que ni suñu cotisation la ñuy déparé ak aide yi nga xamante moom la bonne volonté yi def ak suñu ak ONG ak partenaires yi nga xamante ni ñoom lañ fas yéene liggéeyal ci kanam. macha allah suñu question bi moo xam naa dañ koy laaj suñu président monsieur le président ñun gis nañu aussi ne yéen a ngi góorgóorlu mais aussi ñu bëri xamuñu maanaam li nga xam ne moom ngeen def ci biir dëkk bi wala moom ngeen di def ñu bëggoon xam ne réalisation yi nu mu fa demee ba tey. waa laaj nga question bu am solo Serigne Saliou parce que tamit ku dégg club tamit war ngaa xam li nga xamante ni jot na koo def bañ ko créé léegi am na ay fan matagut at nag waaye am na ay quelques mois kon nag war na ñu wax askan wi li nga xamante ni as néew jot nañ ko fay def ñu xam ko ngir aussi gën a xam li nga xamante ni mooy njëriñu club bi ba gën cee mën a dugal seen loxo kenn ko ci nekk bi nga xamante ni aussi na fi ñoo xamante ni amoon nañ ay problème ay soxla waaye seen doole jotul seen ginnaaw ban mën koo fajal seen bopp ak yi nga xamante ne yëg nañu ko club bi am na lim ci li nga xamante ni suñu poste attan na ko yëkkat nañ ko ñu jàppalee ko ñooñu nga xamante ni soxla woon nañu joojee ndimbal waaye comme ndimbal nag ci sutura comme ni ko Issa waxee sànq rek lépp lu ñuy def te dañ koy def te yàlla tax duñu wax kenn leen dimbali dañuy sutura lañ koy defee kon rek waaye ngeen jàpp ngeen rek am na ñoo xamante ni soxla woon nañ ndimbal club bi yëg na ko def na lañ ca man di ñaan aussi ñooñu tamit suñu borom carte nañ leen ba bu ëllëgee ñu mënal seen bopp bay defal ñeneen ci weesoo côté social bi tamit li nga xamante ni moo jëm ci wàllu jàng bi côté éducation tamit nga xamante ni bi ñu créé club bi ak bi résultat bac yi génnee soreewul noonu trop ci la ni aussi suñu rakk yi nga xamante ni ñoo am bac ren ji 2020 maa ngi leen di féliciter de passage parce que année bi métti woon na trop mais teewul góorgóorlu leen ba am seen bac voilà war a dem université ci ay fan yu néew ñoom bi ñu amee bac ñun ñi aussi bi ñu jaaree lycée bi ñu amee bac amoon nañu ay problème benn mooy doo xam loo bëgg a def doo xam fu ICAR féete doo xam fu Bambey féete doo xam yan faculté ñoo fa am faculté bu nekk aussi doo xam yan filière ñoo fa am ci lañu kat réer gi nga xamante ni ak coono yi nga xamante ñun dajan nañ ko pour xam loolu noonu lépp duñ xool ba suñu rakk di ko daj ci lañu recensé tous les nouveaux bacheliers de Touba Toul mettre leen ci benn groupe WhatsApp di waxtaan ak ñoom 23 septembre si leen ma trompe ci la ñu commencé woon loolu à chaque fois ñuy waxtaan ak ñoom leen xamal université yëpp benn par benn di commencé ko Saint-Louis Dakar Bambey Ziguinchor UVS Thiès bàyyiwuñu benn université faculté yi aussi filières yi bàyyiwuñu dara aussi bi kam suñu tijjee tamit ñu àndandoo ak ñoom liggéey boobu noonu kenn ku ci nekk ñu xool fan la orienté bu la neexul ak yooyu noonu ñu wax la yan procédure ngay def xaar deuxième liste yu demee noonu lépp rek ñu àndandoo ko ak nouveau bachelier yi loolu aussi bi kam suñu tijjee tamit pare wuñoo ñoom foofu noonu dañoo organiser benn journée fii nii ci mairie bi ànd ci ak recto bi muy réseau des enseignants de Touba Toul maa ngi saluer de passage leur président monsieur Aliou Seck censeur du lycée ak aussi li nga xamante ni mooy AMET bi amicale des élèves étudiants de Touba Toul nga xamante ni monsieur Dame Ngom moo ko jiite ñun ñett ñoo collaboré woon pour organiser boobu journée d'orientation ñu ngi ko organisé woon le 1er novembre
bi ñu ko organisé aussi professeur docteur Djeri Ngom aussi amal ci benn conférence bu am solo ci muy système LMD. parce que ku ne xam na ni Sénégal fii nii mën naa ni 99,99% LMD la ñuy jàngee. rare peut-être polytechnique ñoo jàngewut LMD mais ñu ci ëpp système LMD la ñuy jàngee. te am na ñoo xamante ni dem nañ ba licence wala taxul ñu maîtriser parfaitement li système LMD. loolu nag moo taxan nag docteur Djeri Ngom mi nga xamante ni ci wàllum njàngale ci la yëngatu nekk université chef de département à Bambey. ci la ni kat voilà loolu noonu nekk na lu am solo bu waxtaan ci ak ñun tamit ñu rafetlu bu baax a baax idée boobu noonu. kon moom tamit ñoo ngi koy remercier de passage ci loolu nga xamante ni jàppale nañu ci ngir ñu gën a xamal suñu rakk yi lan mooy système LMD. kon Nouveau Bachelier bi ñu paree ci ñoom ba ñu orienté leen ba lépp jeex tamit voilà semaine bii passé dimanche bi nii passé ci la ñuy doog a tàggatoo ak ñoom te arrêté li nga xamante ni moo nekk wàllu groupe bi. ci loolu tamit ci wàllu njàngale mi tamit. ku ne xam na ni y a 3 semaines de cela ci fin décembre bi suñu rakk yi nekk ci CM bi amalan nañu benn grève te ku ne xam na année bi ni mu mel ren jii nii ak Covid 19 bi toog na lu mat presque 6 mois jànguñu kon ku ne voilà day dalee leen day gën a metti te ku ne xam na ni causes yooyu noonu yëpp conséquences yi ren jii lay doon parce que li tardé woon daaw duñ ko mën a rattraper ren jii ci loolu nañ ci la ñu duñ sean suñu rakk ñi nekk di grève ay jours yu bëri di perte temps de plus ci la ñu mobiliser wu kat daan ni dañ def délégation dem waxtaan ji ak ñoom ci lañ def délégation dem gisante ñi nga xamante ni ñooy njiiti muy parents d'élèves yi ak administration bu lycée bi le principal ak élèves yi tamit ñu waxtaan ak ñoom élèves lañ njëkk a waxtaan sax ñoo seen problème ba pare ñu doog a dem gisante ak ñoom suñu borom def na mercredi bi ñu fa demee di waxtaan ak ñoom ci la problème bi saafarawu kon nga gis ni daal ñun moom lépp loo xamante ne wàllu problème la ci Touba Toul ñoo ngi ciy def suñu kéem lay kattan suñ ko yëgee lépp lu ñu ci mën rek incha allah di ngeen ko ci def xam naa kon pour réalisation yi ci loolu laa koy tënk rek bañ a guddal waaw macha allah ci ak tënk moom yaakaar naa leer na trop aussi ñu bëggoon dernière question bi rek xam naa monsieur le secrétaire général lañ koy jox muy nan niñ intégré groupe maanaam du ñu jékki rek jógee fële ñëw dama bëgg dugg genre am na ay procédures quand même yoo xam te ne nii pour nga def ko xaw nga def ko pour intégrer groupe bi. oui effectivement parce que tamit am na ay chartes yoo xamante ni. chartes yu sévères franchement du ma ko nëbbu c'est un peu sévère. sévère mooy que ni lan parce que tamit puisque club la te dafa doon lu sérieux te lu ko yàq ay gone ay ay jeunes surtout suñu dajee lu yomb dugg seen duggante tas leen dafa yomb il va falloir que tamit nga am benn méthode d'organisation moo tax avant tout bi ñu créé club bi jox ko tout d'abord bala ñuy def bureau bañ tegee bureau biñ ci njëkk a teg mooy teg ay chartes ay règlement nan ngay def ba dugg ci d'abord ak soo duggee nan nga war a mën a comporter tout d'abord fekkee da nga bëgg a intégrer ci club bi sama numéro après peut-être dañ ko jàllale wala Facebook page officielle bu club solidarité Touba Toul wala YouTube wala comment dirais-je Instagram aussi tamit am nañ page officielle foofu noonu tamit mën nañu contacter foofu soo ñu contacter maintenant dañ lay envoyer benn deux formulaires formulaire de 1 bi boobu description club bi la il y a toute la description du club mooy lépp loo xamante ni mooy club bi suñu objectif ak la moo ñu tax ak date de création mi ngi fa nga lire ko comprendre beneen bi nag c'est l'ensemble des questions ay questions yu bëri la yoo xamante ni moom ngay accepter soo ko mën a dugg comme sooy ubbi compte Facebook dañ naan la accepter le politique de confidentialité ñun tam am nañ politique de confidentialité d'ailleurs même sax damay lancer waale benn kooku wax leen que ni sous peu de temps le club aura une superbe parce que ñu ngi ci en train de travailler am na benn forme la xam moom lañu envoyé il y a plus de 15 questions plus de 15 points yoo xamante ne ko war accepter de 1 il faut sooy dugg d'abord nga doon un habitant de Touba Toul d'abord parce que actuellement Touba Toul lañu ko yemale parce que dañ naan bay sewewu tànk mënuñoo def solidarité Thiès Xomba te suñu dëkk soxla ko dañuy travailler suñu dëkk d'abord ñu soog a dem feneen de 1 il faut être un habitant de Touba Toul mënuma lim yëpp mais dama lim quelque rek de 2 il faudra nga am carte membre bala ngaa dugg d'abord de 3 ci biir club bi amul politique su la neex na nga def politique en dehors mais ci biir club bi amul politique cela veut dire que amul benn information politique wala loo xam ne fait divers la boo xamante ni c'est amul benn rapport ak club bi nga koy dugal loolu lii la alamande la suñu la alamandé nga répété waat dañ la retirer exclusivement ci groupe bi de 3 amuñu beneen jour boo xamante ni comme les autres groupes le font chaque jour débat wax non dañoo am ay chat dañoo newoon tout début léegi chaque week-end la ñuy dugg ci groupe bi tous les samedis parce que amuñu temps parce que club ñi fi nekk lépp nekkuñu Touba Toul ñii ñi ngi Touba Toul ñi ngi Dakar ñii ñi ngi France ñii ñi ngi Maroc te tamit décalage horaire yi day am tamit heure bi nga xamante ni moom laay libre di envoyer vocal ki nekk France peut-être heure bu amul temps ki nekk Maroc presque mooy loolu ci lañ ne léegi dañuy xool benn heure ñu ne tous les samedis à partir de 22h jusqu'à 0h la ñuy daje ci groupe bi def suñu réunion bi ñu ba gis ni tamit ak retour Covid bi nga xamante ni tak
nouvel ordre mondial dañ lépp accéléré soo xoolee ci lañ ne kon loolu dafa jege nañ ko yokkaat par 15 jours léegi chaque 15 jours léegi la ñuy daje ci club bi def suñu organisation def suñu réunion ou bien def suñu invitation dal benn kilifa yu demee noonu waaw point yi daal loolu bokk na ci li nga xamante ni moo ci ëpp solo daal mais da ci des daal ku ci ñëw la incha allah après les politiques de confidentialité su ko lire tu vas comprendre soo accepté ñu ajouté la soo accepté wul ñu bàyyi la nga dem parce que tamit bi ñu njëkkee lancé wallahi il y avait plus de 800 membres qui avaient postulé pour bokk ci club bi mais au final 60 membres la waaw bi ñu lancé appel bi rek ñëpp a ñëw ne bokk naa mais ku ci lire règlement yi da nga naan bokkatuma kon cela veut dire que règlement yi tamit am na ci solo trop waaw baax na yaakaar naa loolu aussi leer na trop macha allah parce que kuy dox lu am fula moom dañ ciy dugal fayda comme ni ñu koy waxee waaw numéro boobu di défilé ci suuf numéro club bi la xam naa ku kii rek après nga jéem leen a contacter pour jéem koo intégrer ñu jox président rek mu wax ñu kaddu gu mujj. waaw kaddu gu mujj gi d' abord dañ lay remercier Serigne Saliou ci questions yu pertinentes yi d' abord parce que macha allah di remercier aussi groupe Média Touba Toul ñëpp ñu ngi leen di remercier di leen ñaanal baax a baax. fépp foo leen bëgg àgg ci wàllu média suñu borom carte na leen ba ngeen am ci lu kawe seen jot bu baax a baax ba leen dégg fépp fu nekk rek ba xam te ne lépp loo bëgg rek am ay mébét tamit yéen tamit am ngeen ay mébét yàlla ngeen ko àggale ci jàmm ak salaam. di remercier aussi ñi nga xamante ni ñooy club solidarité mooy ñi ñu àndal liggéey tous les membres muy membre actif yi ne ci groupe bi ak membre d'honneur yi ñi nga xamante ni mooy mag ñi nga xamante ni xëy na amuñ jot ne ci groupe bi ñoo xamante ne ànd na ñoom liggéey tamit ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax ñoom tamit ci seen taxawaay parce que tamit club bi bu agsee fii nii du Issa du Xaadim du Cheikh du kenn parce que membre yëpp ñoo àndandoo kenn ku nekk rek sa bëgg-bëgg ñu boole lépp ngir mën a taxawal ba doxal quelques mois sans ñu am benn problème kon ñoo ngi remercier képp koo xamante ni rek yaa ngi ci biir club bi di sant aussi askanu Touba Toul yëpp parce que am na ñoo xamante ni xëy na bokk guñ ci club bi waaye des fois nga dajeek nit muy wax ci club bi ay seede yoo xamante ni ba sànq nii rek moo ci mujj am ku ma ko dama bëgg naa bokk ak yu demee noonu kon nga xamante ni ñu bëree bëri ñi ngi bàyyi xel club bi kon tamit dañ leen ci woowaat ñëpp rek ci liggéey bi nga xamante ni kenn moom liggéey bi tey jii kenn ku ñëw rek bokk tey wala suba ci club bi soo ñëwee ba wanee Pastef wane bëgg-bëgg engagement mën nga ñëw ba yow sax yow nga raw Xaadim ci club bi fuuf ba romb ko parce que Xaadim idée rek la am waaye bu amee idée te liggéeyut tamit voilà gars yi dañ ko fi romb bàyyi ko fi kon ñoo ngi ciy woo képp koo xamante ni rek yaa ngi ñuy dégg nga ñëw gën a gëstuwaat baax a baax jëmale ci club solidarité ñu àndandoo liggéey bi ngir Touba Toul jëm ca kanam parce que lu ñëpp bokk moom fa kenn ku nekk rek nga indi sa participation nu mu toll rek baax na di woo aussi ñi nga xamante ni ñoo suñu borom def ñu am xam-xam wala ñu am kàttan wàllu alal wala yu demee noonu tamit ñëpp rek ñoo ngi leen di woo ci liggéey bi ñu gën koo baax xel baax a baax parce que ku ne xam na solidarité moom wàllu dimbalante njëriñ yi nga xamante ni nekk na ci surtout maam même boo xalaatee rek sans côté diine sax même boo xalaatee ni sa xel ni rek nga am jox loolu c'est tellement raisonnable waxumut naa ne ñun nga xam te doo nekk ci wàllu diine nag nga xam te ne la suñu borom wax may digga yeeg yooyu noonu bëri na trop kon maanaam solidarité daal kenn ku ci nekk rek ñoo ngi la ciy waat baax a baax nga ñëw ñu àndandoo liggéey bu baax a baax waaye comme ni ko Issa waxee rek foofu laay daaneele nga xamante ni bu ñëpp ñëwee bëgg a bokk tamit waaye am na ay sart yu ñu teg kon il faut que nga nekk en accord en phase ak loolu nga xamante ni mooy suñu règlement intérieur ngir bokk ci club bi kon daal ñoo ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah. jërëjëf président ñu jox monsieur le secrétaire général rek mu tëj. daanaka Khadim wax na lépp tout a été dit par Khadim. juste rek di leen remercier yéen waa groupe Média Touba Toul gis naa seen taxawaay parce que ces 3 dernières années presque li ma ñëw Touba Toul bëriwul mais yaakaar naa ne li ma réer Touba Toul bëriwul parce que généralement information ci dama ko jot à temps ci seen télé bi yu demee noonu di leen ñaanal yàlla na dem ba doon ay télé ay média yàlla mën na ko yàlla def fii comme li Khadim wax rek di woo appel à toute la population de Touba Toul ñëpp di leen woo muy jeunesse bi te tamit di signaler que ni club bi nekkul ay étudiants rek ñoo fi nekk am na ko jàng am na ko jàngul am na ñoo xamante ni mosuñu toog ci banc école waaw d'ailleurs sax duñ fi wax français ci groupe ba waaw olof la ñuy wax barki démb rek moo ci mujj oustaz Pape Gueye la ñu invité woon pour ñu waxtaan kon yaakaar naa ni membres yëpp ils sont invités ñun ñëpp ñu ñëw ànd bokk ci jàpp ci waa jëm ci kanam mais nag ñun nag mënuñu ñëw ba ci Cheikh Tine wala Khadim naan ko ñëwal bokk ci club bi parce que ndimbal la solidarité la dafa war a dafa sa xol da ko war a attan d'abord waaw da yaay xool ba xam ne yow mi kat war nga joxe ndimbal nga ñëw parce que doo ñëw fekk salti naan ko génneel nga joxe moom moo koy attan moo tax mënuñu fekk kenn ne ko kaay nga ñëw bokk mais képp ku dégg appel bi te lu baax lay ñor la solidarité ak dimbalante ñor la ñu
ngi lay woo di la taal loxo nga ñëw ñu ànd liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw jërëjëf yaakaar naa di défilé numéro waa club bi la ku leen soxla rek nga contacter leen te xam ne bés ni ki tey moom groupe Média Touba Toul il est partenaire avec le club solidarité de Touba Toul man bokk naa incha allah rabbi dinañ ànd liggéey lu baax parce que lépp yëpp la nag du dee ku ne moo ngi ci te Touba Toul rek moo ñu ñor nañu ànd doxal ba beneen incha allah gën leen abonné di like jërë ngeen jëf